Guy Marius Sagna génn na kaso bi ca Tisbar camp pénal ba mu nekkoon ñu tëjoon ko fa diirub ñetti weer des na fekki sunu ay reporter ca foofee nga xam ni fa la nekkoon sànq la ñu ko bàyyi. kasob njaareem am na ko fa faatu ñoom ñi nga xam ne nag ñoom la ñuy jàpp ñoo doon xeex ci seen biir ba kenn ki ñu daal di koy wéq ci naq bi ci la faatu mbir mi nag am na bu yàgg ba léegi waaye bu yàggut rek lay doog a feeñ. Université Assane Seck bu Ziguinchor ba tey jàppante ya dakkagul diggante étudiants yi ak takk der yi am na ci ko gaañu bu metti ci bopp bi ba ñu yóbbu ko urgence hôpital régional am na ñeneen ñoo xam ne am na ñuy gaañu ñoom nag ñu bëggoon a taal foofu ab bus jaxase rectorat ba moom itam des na ci fekki en direct ci biir xibaar yi sunu ndaw. Ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ñi ngi ko doon xaar ci kanam bi Porokhane waaye nag dafa mujj fomm dem gi mu waroon a dem ci xalif général des Mourides waroon a wax ak moom ci jàngoroy coronavirus ji ak màggaluk Porokhane gi. ñaareelu pàcc bi tàggat yaram lay doon basket dina ci bokk tey jii championnat bi affiche yi nga xam ne ñoom lañ ci war a jouer le marché ñu daaneele li ci yéene kaay. Seydou Nourou maa ngi lay nuyu. yéen a ngi camp pénal Guy Marius Sagna génn na ba dem. waaw ku ñu ko sax dëggal xibaar bi di maître Moustapha Khoureychi ndax mën nga tey dëggal lii di génn Guy Marius Sagna yaa ngi ci RFM direct. donc mën naa ko dëggal parce que comme je vous ai dit ci greffe laa jógee nii gis une responsable du greffe ni ko dama ñëw visite pour rencontrer monsieur Guy Marius Sagna mu ne ma monsieur Guy Marius Sagna doo ko ma gis parce que bokkatul suñu effectif maanaam bokkatul ci pensionnaire yi génn sax ma laaj ko ban heure la génn mu ne génn sànq vers 14 heures. donc conditions yi mu génnee xaw ma ko mais nee na ça s'est passé sans incident comme ni ma ko juge bi waxee signé nañu woon mainlevé mandat de dépôt bi pour indi leen ko kayit bi mu ñëwee formalité yi day gaaw day génn aussi bon bi ma déggee ni génn na 14 heures avant may ñëw déggoon naa loolu mais dama ne woon ma dem vérifier rek parce que mën naa am ñu denc ko ba ci ngoon wala timis mën naa am aussi comme parce que xibaar dañu bari ci buntu bi tawaar fa kàll mën naa am dañuy éviter loolu ñu wax leen loolu mais bu ma duggee léegi am naa confirmation. nga xibaar ci fan la nekk jamono ji lee non xamaguma ko mais bu ci kanamee incha allah xam naa daañu gisee daañu xam fu mu nekk incha allah. waaw kon Macoumba daal li nga dégg mooy loolu sànq sax am na benn agent bu ñu waxoon ne génn na 14 heures ci jamono boobu la génn waaye xam nga rek ci mënu woon am doo xam ne dafa dal seen xel ba war rek di toxaar mais comme kenn kay avocat am di nekk Khoureychi Ba moom moo ñu ci dëgg xibaar bi kon daal dafa da loo xam ne ñun tamit ko dëgg rek Macoumba. jërëjëf Seydou Nourou Ba ak Fatou Ndaw Mbaye ñoo ñu toogaloon foofu ca camp pénal ñu des ci mbir mi ba léegi nde kenn ci avocat yi di maître Khoureychi Ba moom nag daal dinay yëkkati kàddoom yu njëkk gannaaw génn gi ñu teewlu ko ci micro Fatou Ndaw Mbaye. bu ñu paree suñu dossier ñu ne ñu dafa mel ni dossier bi ñuy xaar depuis àjjuma mu wàcc na madame parquet signé na kayit bi joxe na accord am te juge bi war na génne ordonnance am ma demee ci juge bi doyen des juges confirmé na ma ni ordonnance bi signé nañ ko ordonnance rendue mais ñun avocat li ñu xam mooy da ñuy jox avis d' ordonnance rendue ñu door ko gëm à moins que juge bi wax la ko juge bi nee na ça et mieux di ngeen ko jot suba avis d' ordonnance bi ndax dafa bare liggéey mais pour ce qui concerne Guy Marius li ñuy wax avis de mainlevé de mandat de dépôt signé naa ko yónnee naa ko prison avant 14 heures fukki waxtu ak ñaar avant tisbaar bi Guy Marius ubbil nañ ko buntu bi mu génn. mu ngoog mu ko doon firndeel moom maître Khoureychi Ba ñu des ba tey ci wàllu kaso ak jëye ja nga xam ne moo ci am ca bu njaareem keroog alxamis la ci am ca ña fa nekkoon kenn koo xam ne ci la faatu ñu ne nag dañ doon xeex ci seen biir ñu daal di koy wéq ci naq bi gaañu booba nag moo tax mu faatu waaye mbir mi. tey jii rek lañu koy soog a yëkk ci xibaar boo xam ne RFM joxe na ko ci ñoom nag ñi nga xam ni ñoo seq mbir mi ni ñoom ñoo doon xeex ci seen biir ñu teewlu Babacar Diouf. Mbaye Diop génn na àdduna moom détenu la bu nga xam ne mu ngi nekkoon ci maison d'arrêt et de correction bu Njaareem moom nag li ko faat du lenn lu dut coup de pied boo xam ne ni maanaam kajj buñ ko kajj ci biir bi ki ko def nag benn détenu lañu ne boo xam ne nii ñoom ñoo bokkoon néeg bi mbir mi mu ngi am alxames ci guddi bi ñaari waxtu jotee ñaari détenu yi nag tàngoor wu prison bi tàng ak xataay gu mu tax na ñu doon xëccoo fi nga xamante ni moom lañ bëgg a tëdd coo ci la ñu jotee ba xeex tukkee ci kenn ki ñàkk ci bakkanam ki nga xam ne moom lañ jàrt ne moom moo ko faat ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci néeg bi ñu ngi bàggante diggante police boobaak léegi foofa ab enquête lan fa tijji ñu fàttali ne Mbaye Diop dañ koo jàppe woon viol ak pédophilie ba tax ñu tëjoon ko juróomi atu kaso moom nag néewam bi yóbbu nañ ko ci Dakar pour xam dëgg-dëgg lan moo ko faat Diourbel RFM Babacar Diouf. inspecteur régional bu administration pénitentiaire bi yilif Kees
ak Njaareem nee na ubbi nañ ci ab enquête ngir xam mbir mi ni mu demee dëgg-dëgg ca njalbeen nga ba ci cappaandaw gi ñu déglu ko ci moom nga xam ne mooy Yankhoba Dembélé ci jokkoom ci téléphone beeg El Hadj Ndiogou Diène. ñu ngi masawu njaboot bi incident bi guddi la am côté 2h45 ñaar détenus ñoo doon xeex chef de chambre bi fëgg porte bi garde yu monté woon ñëw àtte leen jël détenu yóbbu ko infirmerie pour les premiers soins après ñu évacuer ko hôpital et son décès a été constaté à l'hôpital par le médecin de garde. lan moo leen jotale ñoom prisonniers yooyu doon xeex. bon enquête bi mi ngi nekk en cours parce que le procureur a été saisi il y a une enquête qui a été ordonnée par monsieur le procureur je pense que enquête bi dina ko éclaircir mais jàppal leen rek ba ñu doon xeex guddi la ci chambre bi à 2h45 koo détenu yëpp fekk nañ ko lu des nag enquête bi moo koy déterminer pour mu leer ci bopp ñëpp. léegi wàjji ko dóor ba mu faatu anamu léegi. la première chose lu ñu def bañ leen séparer dañ ko jël yóbbu ko en isolement maanaam dañ ko jël yóbbu ko ci beneen cellule pour mu nekk fa en attendant. mbir yi alxamis ci guddi la xew waaye dem la mbir yi di soog a siiw lan moo ko waral est-ce que du da ngeen ko doon bëgg nëppal. xam nga administration pénitentiaire obligation bu mu am mooy rendre compte procureur su incident yi amee ak suñu hiérarchie maanaam le directeur de l'administration pénitentiaire ñun amuñu vocation incident am automatiquement ñu saisir presse bi di expliquer yoon leen rek la ñu laaj nañu saisir directement procureur de la République informé ko ak ñu informé directement suñu hiérarchie maanaam monsieur le directeur de l'administration pénitentiaire leneen lu des nag yoon mayuñu ko. mu nekkoon leeral ya tukkee foofee ci administration pénitentiaire bu Kees ak Njaareem Lamine Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Makumba Bey. yaay sunu ndaw li nga xam ne moo nekk ca Ziguinchor tey jii jàmmaarloo yi di wéy gannaaw démb tey jii am ci koo xam ne gaañu bu metti ba ñu yóbbu ko urgence kër docteur. waaw loolu dañ koy duggal Makumba Bey am na ab étudiant bi nga xam ne mu ngi am ñaari fukki at ak juróom nekk ca master en tourisme muy wuyoo tur Ibrahima Dione tey ci jàmbarloo bi nga xam ne am na diggante ak takk der yi tey ci suba la jot li nga xam ne moo di ab projectile xamaguñ nag ban nature la waaye li wóor te am mooy ñàkk na ci daanaka ñeenti bëñ ñett ci kaw ak benn ci suuf am ay gaañu yi ci kanam bi jamono ji ñu àddoog yi ni nag ñoo ngi ko tey fa nga xam ne nag moo di hôpital urgence ci hôpital régional bu Ziguinchor ca université nag Assane Seck étudiants yi tey jàmbaarloo boobee am na lu bëri li nga xam ne nag yàqat nañ ko fa ndaxte li nga xam ne moo di ab benn bus sax bëggoon nañ ko taal jaxase rectorat bi ci jamono jooju nag la kii directeur bi jël ab réquisition ngir force de défense et de sécurité yi dugg ci biir université yi tere li nga xam ne mooy étudiants yi ñu bëgg amal yàq yooyu waaye boo demee gis am na ay vitres yu ñu toj am na sax ay climatiseurs yi nga xam ne jot nañ leen taal université ba nag tey ci suba boo fa demee ngir xamee ko donc jafe-jafe la Makumba daal li nga xam ne moo di jàmbarlo yi mu ngay wëy étudiants yi ñu fàttali ñu ngi ci grève illimité di ñaax autorités yi ñu jeexal li nga xam ne moo di seen i chapiteaux yi fa nga xam ne war nañ fa amal lii di cours yi jeexaleek ñeneen yetti étudiants yi nga xam ne ñoom it am nañ ay gaañu waaye ñoom ñoo ngi leen doon fajee fa nga xam ne moo di service médical bu Crous ba di centre régional des œuvres universitaires bu Ziguinchor Makumba Bey. mais léegi jamono ji ñoom fan la ñuy jàngee. jamono ji amul benn cours bi ñuy nekk di def parce que grève illimité bi léegi mu mot ñaari semaine Makumba ndaxte étudiants yi nee nañu fi lekk chapiteaux yi pare gu ñu dootuñu dugg ci classe yi jàng ndaxte boo fàttali ko jamono yee recteur demoon na ci école yi wër ci université yi ngir jéem xool ndax mën nañu amee ay cours ci école yooyee waaye SAES dafa mujj ne moom dootul génn ci université bi ngir dem jàngal ci biti ndax ay mbirum sécurité moo am loolu nag gën a tax ba mbir mi métti te Makumba li ñu ci war a yokk mooy am na xibaar bi nga xam ne jot nañ ko sànq ndaxte am na ab délégation bi nga xam ne ministère de l'enseignement supérieur war na jóge Dakar te si ngoon war fi ñëw dajeek recteur xëy na ngir xool ndax mën nañu am solution ci problème yi ndaxte mu ngi commencé di jéggi dayoo fi ci Ziguinchor. mu nekkoon Lamine Ba ñu koy gërëm bu baax a baax en direct ak ñun doon ñu indi li leeral ca xew-xew ba ak tolluwaay ba jamono ji ca Ziguinchor diggante takk der yi di étudiants yi ak ñooñu nga xam ne nag ñoom ñooy kon lañuy jàmmaar lool fanweeri minute ak juróom-ñeent gannaaw ñeenti waxtu ci rajo Futur Média. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. Makumba Bey. woppi coronavirus ji ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ñi ngi ko doon xaar tey jii ci ngoon ca Porokhane mu waroon faa seq waxtaan ak xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké waxtaanee jàngoro ji yegsiwaay bi ci biir réew mi ak mbooloo yi ñuy dajale mi ci gën a jege fi mu ne nii di màggalu ko Porokhane alxamis ak jàmm waaye nag yoonam woowu moom ministre de la santé da ko mujj fomm xamuñu lan moo ko waral des na ci del si jombul beneen jotaayu xibaar jàngoro jooju fi mu ne nii nag ngir wax li nga xam ne moom la ñu ko mën a xeexee tax ministre de l'éducation nationale jóg na ci sensibilisation yi maanaam yeggee nit ñi xibaar yi ci gën ba ñu mën koo jëfee ak seen teeyu bakkan
moom ministre bi nag tey jii mu amal ci ndaje mi lancement leçon de vie sur le coronavirus mu doon amee ca Wakam élèves yi nag ñu daal di leen ci woo bu baax a baax ku ci ne jàpp ci ngir information yi daal di wisaaroo bu baax a baax ci biir askan wi Pape Balla Gueye. muy bataaxal gu am solo ngir daal di moytu lépp li nga xamante ne mooy tax coronavirus bi daal di law ci biir réew mi jëwriñ ji nga xam ne moom moo yor wàllum njàng meeg njàngale mi mu fas yéene dugal loxoom ci mbir yi Mamadou Talla di xamle ne jamono ji faw rek ñu daal di gën a ñaax askan wi surtout ñi nga xam ne ñooy ndongo yi. appel bi nag mu ngi dem si élèves yi mu ngi dem si parents yi si acteurs yi yoo xam ne ay bajjenu gox maire yi ak yeneen écoles yi académie yi partout fii ci Sénégal fii lañ ko lancé pour que éducation nationale dem di sensibiliser. mu nekk daara ji nga xamante ne moo njëkk a dalal leçon de vie bi nga xam ne mooy sensibiliser ci wàllum coronavirus bi ndongo yi nekk ci école camp bu Wakam gannaaw bañ leen xamale li nga xam ne moo ci mën a tukkee ñoom nag ñu jàpp ne faw rek ñu daal di dugal seen loxo ci mbir yi lee Aminata Thiandoum mu ngi nekk ci classe bu CM2. jàpp naa si affaire yu bëri yenn action yoo xam affaire bi duñu mën a dugg quoi man nee naa sensibiliser population bi laver régulièrement les mains avec des antiseptiques. waxtu woowu sax maire bu Wakam di Samba Bathily Diallo di rafetlu bu baax a baax mbir yi mu jàpp nag ne dina am njëriñ lool ci askan wi. bu ñu commencé di ñëw bu ñu ñëwee raxasu da nga gis papa va te laver les mains et cetera maman va te laver les mains noonu kon ñi dinañ commencé di pratique te tax na aussi ñu gën a xam. li ñu duppee leçon de vie sur le coronavirus ñu daal di koy door tey jile kilifa yi nag ñuy dellu di ñaax ñëpp ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu njàng meeg njàngale mi ñu daal di gën a farlu lépp rek ngir fexe coronavirus bi du law ci biir réew mi. mu nekkoon Pape Balla Gueye lu ko jiitu sunu xel demoon na ci xoole école yi ba xam gone yi ndax nand nañ fi mu ne nii li war dëgg-dëgg ci mbir mi ñu ci bëri ñi nga xam ne Anna Rocha jàngal na dekk na leen micro wax nañ ko matuwaay yi nga xam ni waajur yi wax na leen ko te ñu fas yéene di ko jëfe reportage. soxna kan moo la jox sa masque. sama tonton. nee na pour lan la. pour ngelaw gi bañ a kii sama bakkan bi. Khadijatou Diallo mu ngi sol benn masque donte ne gone si xamul lan mooy njëriñam dëgg-dëgg ca école Sakku xam-xam bu Wakam dafa mel ni élèves yi nekk CM2 ñoo gën a am xibaar ci feebar boobule yu ci mel ni Souleymane. coronavirus. rey na ñu bëri si fu mu jóge. fan nga déggee information boobu. man si télé bi. mu ne day directeur école googule mu ngi ñuy xamal ni sensibilisation bi war ñu ngi koy def ci lu jëm ci wàllu cet gi loolee laata sax ñuy waxu coronavirus fii ci Sénégal Mbaye Babacar Seck lay wuyoo. les jeunes étaient organisés ici chaque matin élèves yi balaa ñuy jël seen goûter dañuy raxasu avec le système de lavage des mains bu xam ne dañ koy jàngal xale yi. avant même ñuy wax cas bi ñun organiser woon nañu maintenant li ñu bëgg mooy def benn journée boo xam ne parents yi dañuy ñëw ñu gën leen a informer. monsieur Seck di ñu won carton yi nga xamante ne ñu ngi fees dell ak ay produits eau de javel ak ñoom yi seen daanaka loolee la ñu fekk itam ca bureau madame Diouf directrice case des tout-petits ca goxu Wakam. d'ailleurs bi ñu déggee affaire bi tey suñu cours yi nga xam ne moom la ñuy wax langage dañ ci gën a waxtaan ak xale bien que dañ koy def tous les jours xale bi tout le temps dañ koy jàngal raxasu bul nuyu kenn avec la main bonjour ça suffit. bu weesu tout tànk yi nag jàngalekat yi itam dañ leen sensibiliser ci boobule feebar teg si tey jii bu ñu wàccee école ba noppi parents yi itam la ñu fas yéene sensibiliser bu ko defee liggéey boobule ñu woyal ko seeni kër. mu nekkoon reportage yu Anna Rocha ñu des ci mbir mi ba léegi ndax nag gel yi nga xam ne wax nañ ni baax na ci di ko raxasoo léeg-léeg ngir fobeere microbe yi taq ci sa loxo mbaa yi mën a ànd ak yow daanaka kenn mënatu koo teg ba fi mu ne nii ci pharmacie yi reportage Aïssatou Faye Bodian. gannaaw bu ñu tuddee cas bu njëkk bu coronavirus ci Sénégal ñu ci bëri dañu daal di daw wutali pharmacie yi ngir jënd lii di gel antiseptique yi looloo tax mu daal di manqué bu ñu sukkandikoo ci jaaykat bile. gel antiseptique non actuellement disponible de dafa xaw a manqué ñi ngi ñëw di laaj mais malheureusement c'est pas disponible. ñu dem ci beneen pharmacie naam am nañ ko waaye nag fas yéene nañu taxaw tem def ay commande ngir mu bañ a manqué bu ñu sukkandikoo ci jaaykat bi di actuellement fu mu toll nii am nañ waaye saa su nekk dañuy def ay commande ngir bañ a ñàkk produit yuy rey microbe bi. jaaykatu pharmacie yi di xamle ni rek njëg yi yokkuñu ko benn yoon am nañu sañ-sañ joxe seeni prix bopp. bon les prix ça varie en fonction li ngay jëndee. c'est dans cette tranche 1200. prix yi ñoo ngi nekk diggante ñaari téeméer ak ñeenti fukk wala juróom-ñetti fukk ça dépend ci produit bi nit yi ñooñu ko gën a
soxlaa pharmacie yi mën nañu yokk noonu njëg yi waaye ñun moom yokkuñu dara. ci pharmacie yu bëri guddi yile lii di gel antiseptique daal di fa manqué loolu nag dara waralu ko lu dul sénégalais yi gannaaw bu ñu déggee lii di coronavirus bugguñu am benn contamination. tàggat yaram Abdou Diouf ma lay nuyu. ma lay fay El Hadj Macoumba Bey. CIO nii dinañu amal Jeux olympiques yi ca Tokyo. nee nañu daal amul dara loo xam ne mat naa tiit jamono ji comité international olympique bi nee nañu dinañu jël matuwaay yëpp ñu ngi liggéey jamono ji ak dëkk bi nga xam ne moo war a dalal po mi di Tokyo muy war a am kon ci 2020 bi naka noonu itam kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk réewum Japon ñu ngi ciy liggéey ak OMS di organisation mondiale de la santé kon nag coronavirus bi taxagul jamono ji ñuy àddu ñu mën a dàqandi wala bokk ñu bañ a amal Jeux olympiques yi nga xam ne ñu ngi war a am diggante ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juillet jàpp juróom-ñeent fan ci weeru août 2020 bi ñu ne commission bi kon nee na daal déglu na ñëpp ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu wi te seen xel dal na ci ne fii léegi booba daañu mën a wéyal liggéey bi nga xam ne sumb nañ ko mu jëm ci Jeux olympiques yu ñu daal di koy amal. football remplacé nañ ki démissionné woon démb di secrétaire général u CAF. Abdelmouneyim Ba moom moo jël place su Mouad Hadji nag ñu leen di fàttali démb ci la sàkku woon kon ñu tekkil ko ndombal tànkam wala bokk ñu nangul ko tekki ndombal tànk bi nga xam ne amal na ko démb tey jii nag la ñu ko remplacé ki ko remplacé muy directeur commercial ba moo ko nekkoon ba jamono ji te dafay wéy sax di ko doon moom nag nee nañu daal mooy jël intérim bi te liggéeyal na CAF li ko dalee atum 2018 ba léegi liggéey bu am solo boo xam ne def na ko foofu ci wàllu lii nga xam ne moom lañ ko dénk ci wàllu commercial tax na ba ñu wóolu ko rawatina ci la mu def ci Égypte ci Coupe d'Afrique des Nations yi weesu mu ne nag moom Abdelmouneyim Ba moom koo xam ne la ku ñu war a mën a jox poste boobu le ndax am nañ ci moom ab kóolute. ñu wéy ak basket tey jii fédération di xoolaat calendrier bi. moo tax sax ñu war a am tey basket boo xam ne ñu ngi koy amal fii ci Ndakaaru ISEC ak Louga basket club lay doon bopp AS Ville de Dakar AS Douane ak GIA ëllëg ñuy wéyal programme bi ak Saltigué Dakar Université Club AS Thiès US Rail SLBC ak UGB alxames kon USO ak Sibac lay doon Mermoz ak Asfa loolee yëpp nag booy xool Macoumba li ko waral moo di ne AS Douane dafay waajal am pont moo xam ne moo am solo la mu ñeel fukki club ak ñaar yoo xam ne ñu ngi basket ci Afrique doon yi gën a xarañ ñu war a daje ci li ñu naan basket African League di am pont moo xam ne daanaka club yi ci gën a xarañ ñoom ñoo ci daje commission bi kon xoolaat bu baax programmation bi ngir may club bu Douane bi mu mën a waajal bu baax dañuy déglu Atoumane Gaye moom moo jiite commission boobule. ñu waroon programme weekend boobu yëpp ñu ngi koy dindi ñu ko dindee léegi nag à la place léegi au lieu ñuy jouer weekend boobu bu ñuy may chance pour équipe Douane bi moom mu recevoir gane bi ñëwee léegi nag pour ñu rattraper ko ñu serons obligés ñu jouer diggante talaata àllarba alxames pour rattraper journée boobu ñu bàyyi woon pour la Douane mais lu yàq dara suñu championnat bi je pense que calendrier général bi actuellement ñu ngi koy déroulé période boobu day nag daan nekk suñu 6e wala 7e journée au niveau des garçons et des filles. AS Douane Sénégal lay teewal waaye tamit fédération sénégalaise bu basketball war na cee ànd ak moom est-ce que ci loolu ñaax ngeen yenn club yi ngir ñu ñëw dimbali AS Douane. li ñu war a njëkk a def mooy d'abord gërëm président Demba Seck nga xam ne tey jii mooy président wu ASC Douane devoir am def na ko mooy. aujourd'hui woo na président club yëpp envoyé na leen correspondance wax ma seulement club bu Dakar woo na club nekk Sénégal yëpp ku nekk jox na la correspondance pour yëgal la ni xew bi am bi te bu doon sagoom daal ñëpp digal si loxo si kon ñëpp dañuy ñaan yàlla suturaal ko may ko ndam bu rëy rëy beneen mooy Babacar Ndiaye comme ni nga ko xamee mooy président fédération bu Sénégal et am naa yaakaar ni Fatou suba war na oo club bu Dakar yu nekk Dakar yëpp ak képp koo xam daal sore woon Dakar jegañ nga ñëw jàppale de Douane pour moom réussite parce que réussite bu amee d'accord Douane mooy njëkk am ndam bi waaye itam Sénégal mooy am ndam bi particulièrement président Babacar Ndiaye ak Demba Seck mobilisation bi daal def naa lépp luñ ci mën ku ñuy wax suñu benn jigéen madame Binta Gueye dina ci def mobilisation totale pour que daal képp koo xam ne yaa ngi bokk ci basket bi nga ñëw dugal sa loxo pour ñu réussir suñu week-end boobu. Atoumane Gaye moo jiite commission programmation bu fédération sénégalaise bu basketball kii nga xam ne moo di Soda Thiam moo doon àddoog moom ci wàllu basket bi ci la ñuy des ba léegi ak entraîneur bu équipe bu Louga basket club bi nga xam ne
yëkkati na ay kàddu di wax ni faaw rek ñu dimbali leen ci anam yi nga xam ne moom la ñuy génnee foofee ci Louga dem di basket yi rawatina ci Ndakaaru anam yu métti la te itam bëgg nañu bis yi nga xam ne moom la seen naataango yooyu nekk ci football bi di waa Njàmbur am bis yooyu kon ñu mën di ci am benn boo xam ne dañ ci mën di voyager ñu déglu ci Malick Bachir Diop mooy tàggat Louga basket club ak Abraham Paul Pouy. mënuñ travailler avec 18 jours nag di yor ay juróom-benn ballon mënoo travailler lancer franc nga jël ko teg ci weñ gi lu toll ay 20 lancer franc nga teg ko ci ba pas gagné mais dafa am yoo xam ne dafa ndaw soo dëkkee Louga nga ne man damaa bokk Louga Njàmbur ak Louga nekk benn yoon benn président yor leen ngay voyager ñu ne mënoo voyager ci car ngay dem di obligé jël ab ay car ba keroog nga paat ci yoon bi revenir à 5 heures du matin loolu c'est anormal jël ay car di ko jox ay supporters di bàyyi équipe boo xam ne c'est la même personne bi nga xam ne moo leen diriger loolu dafa jaaduwul te chose bi nga nekk fii nga de voyager am ay Njàmbur yoo xam ne am nañu ay teranga yoo xam ne ñu ngi Ndakaaru nga dem di fanaan ci ay école ay yoo di la mat nga tëdd ci suuf loolu c'est anormal pour une équipe boo xam ne dafa bëgg a prétendre quelque chose bon nag war nañu ci mën a dimbali mettre équipe bi dans d'excellentes conditions pour ñu mën a parfaire ci quelque chose équipe yi voyage très mal parce que bu ñuy voyage di louer ay car tata ça veut dire que ça va très mal Njàmbur day recevoir fii wala jéewul ñun am nañ car Njàmbur boo xam ne par exemple Moustapha Diop la ñu jël car bi jox ñu ko ñoom wala mënuñu ko jox ñu jox ñu deuxième car bi ñu voyage ak moom bu ñu demee Ndakaaru ñun mettre ñu conditions yoo xam ne c'est le minimum man loolu maa ko dama koy tam sama cri de cœur te Njàmbur boo xam ne mën nga ñuy aider rek na nga ñëw jënd benn ballon jarul sax bu la neex nga ñëw jox ko sa tur nga ñëw jox ñu ko ñun staff yi ñu mun ci liggéey pour mën a dem ci kanam. na ci gars yi jàpp waay. mu ngoog na kon tàggat yaram tabbi ci le marché fekki Lamine ba ca Ziguinchor. dalee nag jàmm. numéro marché bi ñoo ngi ko jagleel li jëm ci wàllu njaayam ceeb bi nga xam ne ñoo ngi koy béy fii ci Casamance boo demee ci marché Saint-Maur bu Bokot seetlu bi wane na ni nit ñaa ngi koy tàmbali di jënd bu baax a baax waa entente jululu di ab kuréel bi nga xam ne nag mu ngay ëmb ay béykat tàmbali nañ njaay moomee saaku ceeb bi nga xam ne mu ngi amee 2 kilo ñoo ngi ko jaayee 8500 ci marché bi ci jamono ji nga xam ne ku ko bëgg jënd ci usine bi 7500 ngay génnee boo demee nag ci détaillant yi 300 francs la ñu jaayee li di kilo bi Bassirou Koli moom mooy responsable commercial et marketing bu entente bu jululu jaam ceeb bi mun naa jàpp ne ci 2 wala 3 at yi commencé nañu am ceeb bi nga xamante ne fii Casamance lañ ko produire. ñaata tonne ngeen écoulé leen ci marché bi ak na ngeen koy jaayee saako. waaw mën nañu jàpp ne kii ci at bi li ñuy wax riz blanc mooy ceeb bi nga xamante déjà pare na déjà pour duggagul ci kii nii mën nañ jàpp diggante 80 ba 100 tonnes la ñu am ci at bi en moyenne donc ñu jàpp ne kii ñu ngi koy jaayee ci marché bi su fekkee ne Ziguinchor la 8000 francs la mais su fekkente ne ci usine bi aussi ñu ngi koy jaayee ci 7500. mooy saaku 25 kilos yi donc pour l'instant emballage 25 kilos yi la ñuy def mais dinañ xool bu production bi gën a yokk wala aussi demande bi comme dafa bëri mun nañu xool aussi par rapport ak client li ñu bëgg xëy na mun nañ jàll ci ay saaku 50 kilos. bu nañ ko joxee commerçant yi ñoom ñooy def yeneen say détail bi. waaw commerçant bi mun na ko détaillé mun na ko jaayee ay 300 francs parce que loolu aussi mun nañ gis nañ ko am na ñi nga xam ne comme xamuñu ceeb bi donc lu ñu jël risque jënd saaku bi yóbbu kër ga. fii nag ceeb bi nga xam ne nag moom la ñuy jëlee bitim réew donte sax ne moom la ñuy gën a jëfandikoo waaye seetlu bi wane na ni askan waa ngi commencé di bëgg lii di ceeb bi nga xam ne moom la ñuy béyee fii ci Casamance. bien sûr moo ñu gënal daanaka parce que kii fii pour gis ko dafa dul yomb mais buñ ko gisoon tey moo ñu gënal parce que ceeb bu baax la bu raffiné la loo ko togg mu ànd boo ko toggee ceeb mu dem ñànkatan wax nopp loo ko togg daal mu dem muy sombeeg lépp loo ko def dana dem daal te dafa sell amul yenn produit daal moo ñu gënal daal buñ ko gisoon daal yaakaaruñ ñu gis yeneen ceeb ay importé wala yooyu. prix bi fii xam nga rek léeg-léeg mu yéeg léeg-léeg mu wàcc xam nga rek léeg-léeg tamit gars yi ku nekk ak sa prix rek nga dóor naan xëy na kee lu mu ko jëndee ak man lu ma ko jëndee bokkul. Fatou Sow moo gën a neex moo am na guubu neex sax prix bi am ceeb bi am na guubu neex man sax yor naa benn saaku ci boobu waaye neex na trop. waaw ginnaaw neexaay bi tam set na ceeb bi waaw set na wicc amul benn problème amul benn tànn ak yooyu amul benn jafe-jafe. waaw riz importé bi par rapport au riz local bi ma préférence moom riz local bi moo gën a neex et c'est plus propre. Le conditionnement est mieux contrôlé alors que riz importé kenn mënul xam lu ñu dugal ci biir dañ ko def kii gaal pendant combien de jours dans quel conditionnement ça vient ici on le reconditionne ça passe de main en main ça peut être source de beaucoup de maladies ça que nous traînons diabète ainsi de suite beaucoup d'autres. service régional bu commerce bu Ziguinchor nag jamono ji tàmbali na di leen jàppale ngir seen njaay mi mën a jëm kanam jàppale bi nag ci ñaari fànn la bu ñu sukkandikoo ci ay kàddu Ousmane Ka moom mooy commissaire aux enquêtes économiques du chef du service régional bu commerce bu Ziguinchor.
wax. lu ñu leen di accompagner mooy lenn par exemple réeré woo mbir que ni produit alimentaire transformé wala reconditionné boo xamante ni fii la nekk sur le territoire national balaa ñu koy commercialiser sur le marché local dafa war a am impérativement autorisation. D'ailleurs sans autorisation Fra produit transformé wala reconditionné boo xamante ne nit moo ko war a lekk wala mala moo ko war a lekk su amul autorisation Fra sax kenn waru ko commercialiser sur le territoire national. Donc ñooñu d'abord lu ñu njëkk a def mooy appuyer leen ci wàllum formalisation dimbale leen ñu maîtriser procédure bi accompagner leen bañ am seen autorisation Fra comme ça ñu mën a commercialiser seen produit légalement sur le territoire national. Beneen aspect bi nga xamante ne nag aussi mën nañ leen ci gunge mooy jéem leen a jàppale bañ am ay partenaires au niveau d'abord du marché de Ziguinchor parce que première cible bi d'abord marché de Ziguinchor la war na lu ñuy def mooy jéem leen jàppale bañ am ay opérateurs économiques ay commerçants yu mag yoo xamante ne fii ci Ziguinchor lañ nekk ñu jéem a am ak ñoom ay contrat de distribution nga xamante ne ñoom dañuy ñëw remettre directement le commerçant leur produit dem mu nekk benn genre contrat bu leen di lié. suñ demee nag ba nga xamante ne vraiment yaakaar nañ ne le marché de Ziguinchor est huilé ñoo ngi ciy distribuer comme il le faut tout en espérant que d'ici là aussi seen capacité de production dana augmenter léegi nag ñu jéem a cibler yeneen marché yoo xamante ne dans la zone sud lañ nekk. lii lañ leen indiloon ci le marché.